Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Jéy ci kanam tuuti Doudou Wade ancien président groupe parlementaire PDS la ñuy dalal ci nasaraan lay doon waaye jamono ji xibaar yee teew ak ajaratu Fatou Kiné Deme ñu ngi lay nuyu di la ziar lu gën a fës ci xibaar yi. di la dellu ziar bu baax a baax Papa Abdoulaye Der li gën a fës ci xibaaru marax mi tey jii dina ca bokk ca kanam tuuti xanaa gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës Boubacar Seye mandat de dépôt nanu ko kaso nag dana ca fanaan tey guddeeg gu njëkk lay doon lanu kaa toppee nag mooy yëkkati ay kàddu yoo xamante ni nii nee nañ teguwul ci dëgg doyen des juges nag mu mel ni topp na rek càkkute fu fa parquet bi dinañ daal di wax ci leneen nag muy li nga xamante ne nii nag président de la république di Macky Sall daal di na koy nag promulgué ni ki tey jilee muy charte boobu ñu gën a xam ci loi 69 29 avril 1969 mu soxal état d'urgence beeg état de siège bi moom président Macky Sall nag li mu xamle itam ci ab communiqué ni ñu ko leeralee rek moo di ne nekkuñu ci état de siège waaye nag boobeeb loi dafay tax rek nag ñu mën a am nag ñetteelu régime ci wàllu yoon nag la ñu wax muy toppatoo lépp lu soxal wàllu jëye mën a tukkee ci jaww ji wala boog sax dana tukkee ci wàllu wér-gu-yaram président Macky Sall nag di soññ ñi nga xamante ne ñoom ñooy mboolem gouvernement bi gouverneur yu région yi ak préfet yi ñu fexe rek ba topp tëralin yi ñu jël ngir nag ñu mën a rek mucc ci mbas mi ci jamono jooje moom mbootaay yu ëmb élection municipale yi nag nee nañ ak départemental bi wal joojo Ndiaye nag la mu ci xamle mooy yooyee wote daal mënta am lu dul atum 2022 moom moomu bokk rek ci société civile nag di wax tamit ni li ko waral bokk na ci nguurug Sénégal waaye kujje politique gi ñoom ñoo ko sookee Kër Moussa daanu fa yegg foofee département la ca département bu Thiès la nekk askan way jooytu nag mooy benn usine daa boo xamante ni ci wàllu jën ca lay yëngatu loolee nag indi ab xaajaloo ci askan moom moo waral coalition boobee duppee boppam ànd defar Kër Moussa nag ne faawu projet boobu duñ ko fa amal tey duñ ko fa amal ëllëg ndax bu ñu xoolee sax ci wàllu alam gi mën naa indil gàllankoor askan wa fay yeewoo mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi nees ko waxee woon ci ponk yi Boubacar Seye nag mandat de dépôt nañu ko kon tey jii lay fanaan rek guddeem gu njëkk ca kaso lanu kaa toppee nag mooy kàddu yoo xamante ne nee nañ du kàddu yi dëgg mu mel ni kon doyen des juges daal dafa daal di rek topp càkkutéef bu parquet bi du ñàkk ñu dellusiwaat ci ak yeneen i leeral ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu nag ci charte bi nga xamante ni président de la république promulgué na ko. ñu gën a xam charte boobu ci loi 69 29 bu 29 avril 1969 loolu nag soxal état d'urgence ak état de siège ci réew mi xam ngeen ni loolu dafay tax rek kon ñetteelu nguur ci wàlluk yoon mën a am nag ñetteelu nguur googu ci wàlluk yoon dafay taxaw ci bépp jëyee boo xamante ni mën naa tukkee ci jaww ji mbaa sax mu tukkee ci wàlluk wér-gu-yaram waaye nag nee nañ ci jamono ji ñu tollu temb nag amul état d'urgence waaye la muy sàkku rek mooy ñii di gouverneur yi préfet yi gouvernement bi nañu fexe nag ba topp tëralin yi nga xamante ne nag daal di nañ koy tënk ngir mën a mucc ci mbas mi bokk na ci wàlluk dajaloo googu waaye tamit colluk masque yi waaye tamit couvre-feu bi nga xamante ne xam ngeen ni dañu ko daal di rek kon dàbbali ni kii démb nag mu war a wéyaat fii ak juróom-ñett fan.
ñu wax nag ci couvre-feu bi ba tey ak ni ñu ko waxee xam ngeen ni démb la ñu ko daal di rek kon yokk mu soxal diwaanu Thiès ak yu Ndakaaru ministère de l'intérieur nag di Antoine Diome nag moom nee na gis nañ ni Sénégalais yi sax may jéggalu lu soxal wàlluk yokk googu ñu def couvre-feu bi mu mel ni ñenn ñi daal am nañ ci daal ay xel yu woro ndax nee nañ couvre-feu bi nga xamante ne nag dana koo def rek deful lu dul nag rek indi gàllankoor waaye ñeneen ñi neneen lañ gisee ndax jàpp nañ ni ab saafara dëgg la Abdoulaye Diop la ñu ci àndal ak Jafara Ba. jaaykat yi dawalkatu oto yi ak sax étudiants yi ñëpp a ngi am ay laajte si lu ñu yokk couvre-feu bi. jaaykat bii di jëkkante si bëccëg gi ngir waxtu yu muy ñàkk ci guddi gi ndax couvre-feu bi moom dafa war a tëj bu 18h jotee. waaye couvre-feu bi moom nu mu demee nii moom ñun moom rafetlu wuñ ko wax dëgg fa yàlla si domaine tamit liggéey bi gis ngeen nu mu demee fu mu toll nii benn client nangootul ñëw ndax Covid bi non bari na li ñu perte bari na te tamit dafa laal marché bi laal na ko bu baax a baax a baax. bu fekkee tamit président bi Macky Sall ñu ngi koy ñaan tamit bu fekkee tamit mën naa jël yeneen décision tamit dina tane daal. étudiants yi moom li gën a nekk seen problème mooy bu ñu ñibbi ngoon ak embouteillage yi. baaxul si ñii parce que am na ñoo xamante ni guddi si la ñuy liggéey. am na ñoo xam ci guddi si la ñuy liggéey moom la ñuy dundal seen njaboot affaire yooyu noonu xam nga baaxul si ñii baaxul si ñële. mënoon nañ ko arrêté depuis démb da ngay gis étudiant boo xam ni day wàcc 16h30 17h30 balaa muy egg këram 21h day fekk heure boobu couvre-feu bi commencé na am na ñoo xam ni ils travaillent le soir du leen arrangé dañuy sóoraale tamit yenn parents yi wala yenn kii ñuy liggéey guddi si ñu sóoraale leen bu baax parce que couvre-feu bi moom du arranger tout le monde. problème mu dem ak dikk bi taximan bi mi ngi koy leeral moom sax mi ngi ñëw li mu ñàkk ndax feebar bi. parce que suñu liggéey yëpp yàqu na ñàkk liggéey rek liggéey bu gàtt rek waaw client yi gisatuñ leen heure bu ñuy wàcc moo baaxul bu yokk woon sax mu tane war a mu jeex bëri na kay ñàkk nañ moom dañuy ñàkk lu bëri sax parce que lañ waroon am amatuñ ko léegi duñ normal daal bu jeexee daal moo gën waaw. couvre-feu bi mi ngi am 21h ba 5h du matin ci région Dakar ak Thiès ngir xeex li nga xam ni moom mooy jàngoroy Covid-19 loi bi nga xam ne ñi ngi ko tëral yokk ci muy xeex lépp luy catastrophe sanitaire dinañ ko promulguer tey ci mardi bi. ma ngoog couvre-feu boobu sax xam ngeen ni bari na ñu cay yëy yàbbi la ñu seetlu nag mooy nguurug Sénégal nee nañ dafa waroon rek def taxaw seetlu ci fukki fan yi ak ñaar balaa muy naan dafay kon làbbaliwaat beneen couvre-feu waroon na nag sax wax ak askan wi xool rek li nga xamante ne ni moom mooy jafe-jafe yi bu dee am na lees ca war a jubbantiwaat ñu jubbanti ko secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits humains moom moo gisee noonu moom nag nee na nguurug Sénégal lu mu def démb tegu ko fenn toog ba 20h jot. muy doog a wax ne couvre-feu bi dana koy yokk Alassane Seck la ñu koy wax ñu teewlu ko ak Pape Fara Ñing. état bi pour ñun communication bi moo sooxee ndax démb nañ xaar ba 20h dañ soog a dégg ministre bi soog a expliqué loolu dafa xaw a doy waar dafa tardé trop ndax démb dañ xalaatoon ñu bari dañuy def enchaînement couvre-feu enchaînement bi pour nga xam ko da ngay xam boru midi wala 11h que ni ñu jël seen matuwaay mais doo bàyyi ba 20h mu 8h ci guddi moo soog a wax pour ñun vraiment dafa tardé. ndax ñu bëggoon ñibbi ci banlieue bi bëgg a dem Sangalkam bëgg a dem Kër Massar doon xaarandi xamuñu fu ban tànk ngay teg loolu doy waar loolu manquement la bu am démb ñu koy naxarlu parce que mënoon na nekk bu gën a leer gën a teel ñuy jël seen matuwaay préparé wu ma loolu amul démb. mënu ko xam ñun couvre-feu bi su fekkee dafa nekk njariñu nit ñi njariñu askan bi dañuy wax alhamdulilah mais ñun dañuy bàyyi Sénégal président bi ak ñu koy jàppale. conseil national gestion épidémie CNGE jox ko ay digal su fekkee ne daf ñuy baax ci ñun pour ëllëg mbas mi jógee ci Sénégal loolu su mënee nekk rek alhamdulilah. couvre-feu bi mbas mi moo ko waral ñu wax ci tolluwaay mbas mi nag ci jamono ji ak seetlu gënu def tey jilee mu toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti test yoo xamante ne def nañu ko téeméer yaak juróom benn fukk yaak juróom-ñetti nag ñëw nañu ak jàngoro ji fukk ñàkk seen bakkan diggante démb ñeent fukk nag ak juróom fukk ak ñeent ci cas contact di ay jege la ñu am cas communautaire di wàllante googu ñu xamul nag toll na ci téeméer ak fukk ak ñeent mu doon loo xamante ni lu doy waar
waar la ñi ca gën a nag loru di diwaan yi bokk na ca Kaolack Louga Touba Richard Toll Thiès téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci aji tawat ga wér nañu tey jile ba dellu ci seen i kër. ñu daal di des ba tey ci couvre-feu bi nga xamante ne ni nag niñ ko gën a seetlu wala boog sax jàngoro ji ñu ne mi ngi law ci ñaari diiwaan yoo xamante ne nii fa la gën a fësee ci réew mi bokk na ci Diourbel Njaareem ak fële nga xamante ne nii moom mooy Kaolack ci diggante rek boo xoolee ñaari ay bisir képp lu toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci cas communautaire di wàllante googu ñu xamul kon daal di nañ koy nemmeeku ci ñaari diiwaan yooyu moo waral nag ñu sampub laaj ndax foofee la feebar bi samp nag gën a sampoo waaye tamit leneen la ñu gis rek mooy Kaolack ak Diourbel it xam ngeen ni nekk na yoo xamante ne faaw ñu xoolaat doxal ni Ibrahima Kane. Dakar ak Thiès dañuy desandi ci couvre-feu bi ngir mën a jaamaarloo ak coronavirus gi léegi leer na njiitu réew mi promulgué na loi bi jëm ci état d'urgence rawatina état de siège ñu yokk ci sax léegi gestion catastrophe naturelle yi wala lu jëm ci wàllu santé. mu di ab ndogal boo xam ne ñu bëri ànduñu ci bëri na ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu constitution yu ko ŋaññi yokkuteb couvre-feu bi ci diirub juróom-ñetti fan liñ ci jublu moom mooy wàññi bu baax a baax wàllante gi ci Covid-19 ci région bu Thiès ak Dakar ñu jàpp ne ñooy foyer épidémie bi fii ci Sénégal wante bu ñu xoolee yëf yi ni muy doxee ci réew mi dinañu gis ne jamono ji bëri na ay kaaw Covid yu ñuy nemmeeku ci Kaolack rawatina ca Diourbel ci diggante 6 janvier jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn cas communautaire la ñu nemmeeku ci région bu Kaolack ak Diourbel am ca ñaar téeméer ak fukk ak ñeent Kaolack ñaar téeméer ak ñaar. tolluwaayu jàngoro ji ci ñaari région yi nag jamono ji tàmbale naa ëlëm ba ñenn ñi sax di wax ne foyer yi dañoo mel ne dañoo tuxu nekk ca Kaolack léegi ak Diourbel waa bu dee lu ni mel dëgg la li ñuy laaj mooy couvre-feu bi lan moo tax yokkuñ ko mu dem ci ñaari région yooyu lan moo waral Dakar ak Thiès dong te moo ne day virus bi mu ngay gën di lëmbe ci yeneen localité lii yëpp di ay laaj yoo xam ne nag war nañ cee indi ay tontu yu wér. mangook lu soxalit wàllug jaba yi ca Mbour moom dañu faa jël matuwaay ñu ne nag jaba ya fa nekk daal bu 6 heures du matin jotee ca lay ubbi waaye nag fu juróom-benn waxtu jotee ci ngoon nag dañ ko naan ràpp tëj lu soxal luuma yi nag tëj nañu ko daal ba jëmmi jamono li ko waral bokk na ci mbas mi ñuy bañ mu lawit foofee ca Mbour ñu daal di wax nag ci wàllug rek kon Covid bi ba tey bu dee Ousseynou Diop yemb na ndax gis nañu ne jàngoro ji di mbas mi ma ngay fi giraawaal yi ca diwaanu Ndar bu baax a baax ndax foofee gis nañu ne diggante novembre ak léegi rek juróom-benn ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan fukk ak ñeent nag la ñu gis ni moom la ñu am ci kaa wàññi ko fa ba tax na tey jile am na ay mbootaay yu taxaw nag ngir xeex ko bokk na ci mbootaay googu ñu duppee solidarité ak développement bu Saint-Louis mu mel ni jotaguñ ci du ñàkk ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan ñu wax nag ci woteeg municipalité yi nga xamante ni nee nañ nag ak départemental mënta am lu dul atum 2022 bu ñu sukkandikoo ci collectif bi nga xamante ni moom moo ëmb organisation yu société civile bi ndax nee nañ nag li ko sabab bokk na ci nguurug Sénégal ak ku jëkk politique gi ndax boobépp rek élection xam ngeen ni atum 2021 la ñu ko jàppoon waaye nee nañ mënta ne ñu teewlu ki nga xamante ne nag moom moo daal di wax rek ci turu Ibou Diouf. lim ci bëggoon wax li ma jot a wax démb ci mbirum élection yi ku moytul dina dem 2022 mooy maanaam dama ko confirmer parce que à l'allure où vont les choses buñ ko xaymaa bu baax dañuy xool ne dina am diiru ñetti weer yoo xam ne ci la ñuy def évaluation auditu fichier bi après le temps ñu teg mbiru recommandation yi ba déggoo ci ku moytul dana jeexal mois de juin mooy maanaam genn wàll at bi dina dem léegi buñ ci toftalee par exemple le temps ñuy def revue code électoral bi pour intégrer données yi ci corpus législatif bi jox ko assemblée nationale président jël initiative bi jox ko assemblée nationale ñu tamit dugal ko seen commission yi waxtaanee ko ba adopté ko ku moytul année bi at bi dina jeex. En fait man c'est des questions techniques la poser moo tax may faral di wax naan bu nit yi di waxtaan ci mbir élection dañuy jël en compte
le problème de la légalité et de la légitimité mooy maanaam maire yi élire nañ leen depuis 2014 seen mandat jeex na bu yàgg naroon nañ leen éliraat en 2019 defuñu ko à cause facteurs yi ñu wax. muy kàddu yi wal joojo Ndiaye Ibou Diouf doon ko taataan ñu yegg ba fële ca capitale orientale Tambacounda balaa nag ca boor yooyu la ne mouvement citoyen moo fa nekk nag di sàkku ñu indi leeral ci koppar yi ñu jàpp rek ni ak luubal la luubal googu nag tukkee ci bànqaas yi nguur ga foofu xayma nañu ko sax ci juróom-ñetti fukki millions ak juróom-ñett loolee wàññi gi moo waral acteurs yi nag ne faaw ñu taxaw indi si leeral bu baax a baax ndax loolu dafa doon loo xamante ni duñu ko bàyyee noonu Moussa Oumar Gueye. ñu bëggoon amal benn doxu ñaxtu waaye nag mbas mi tax na mujj ñu ko amal ñu daal di amal benn waxtaan feggoo ak taskati xibaar yi Amadou Ba njiitalal mouvement citoyen bi nga xam ni ñoom nag nee nañu dañuy ñaawlu doxalinu Seydou Yatassay mooy maire bu Bala ci doxalin bi nga xam ne gis nañ ni ci compte administratif 2017 2018 ak 2019 bare na loo xam ni wax na ay koppar yoo xam ne dugal na ko ci commune bi waaye ba léegi ni si foras daal di xëddeem ñoom gisuñu ci dara. si budget bi sax moom dafa ne woon dafa yoroon un plan de 500 millions pour tabax benn marché loolu projet la l'état de projet man duma si wax. na dépassé stade bu mu nekk tey Bala au moins dafa waroon am marché te Bala si département bi Bala abattoir am dem ngeen fa naa la woon image yi te pourtant xaalis déboursé nañ ko des millions rien que pour l'abattoir nettoyage matériel de balayage yàgg nañ ko def parce que boo xoolee compte administratif amul musul am unanimité benn les décisions ak fi ñuy voté budget ak fi ñuy voté compte administratif dañ koy fekkee te compte administratif naturellement c'est une copie du compte de gestion kon amul dara lu ñu koy tuumal li nga ma posé nii c'est une très bonne question keroog li may wax je le parle en prenant en témoin le représentant de l'État en l'occurrence le sous-préfet bi ñuy def suñu vote de budget dernier vote de budget 2021 soulevé naa ko. kii di maire bu Bala di Seydou Yatassay nee na amagul benn tontu boo xam ne mi ngi koy indi ci tuuma yooyu li am ba des nag mooy mouvement citoyen pour le développement de Bala ànd ceeg waa diaspora bi nee nañu ñoom kat danañu dem ba laaj délégation spéciale ndaxte koom bi nekk ci Bala gis nañ ni maire bi fa nekk daanaka daf koy salfaañe. waxoon nañ ko ci ponk yi Fanta Siro nag am na ca Kër Moussa ma nga ca département bu Thiès li ko waral ab kër la guy liggéey jën ci wàllu jën lañu fa samp ñoom nag ñu ne loolu daal duñu ko bàyyi mu jàll boobee projet ñu bëgg ko faa samp moo waral askan wa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi nag xaajaloo ci mbir ma askan woowu nag tëral nañu ab mbootaay tey duppee ko ànd defar Kër Moussa ñu ne projet ba du ca dal kilifa yi nag ne faaw rek dañu koy matale ndax ki nga xamante ne moom mooy promoteur ba lépp lu mu war a def na ko waaye tamit leneen lañ ca wax rek mooy danoo jalgati charte bi nga xamante ni moom moo tënk alam gi Cheikh Anta Diop say latira di ay ndaw yu dëkk fii ci Kër Moussa ñoom dañoo xëy ne ab usine bu yëngu ci wàllu jën la ñu fas yéene samp fii seen ab gox waaye ndaw ñi nee na du ci dal tey du ci dal ëllëg ndaxte day indi gàllankoor lu jëm ci wàllu seen kéew ak dundinu askan wi. war na li waral neexuñu waa dëkk bi yëg nañ ci neexuñu ndax liñ xam ñun ci usine buy implanté borom usine bi fi may waxee yow ñi ngeen gis nii yëpp man ñoo collectif bu toll nii am ay at ñun xàmmewuñu borom usine bi mooy kan def naa usine boo koy implanté ci bërëb war ngaa xamante population bi war nga leen amal njariñ war na la xàmmee nga xàmmee leen bañuñu bâtiment bañuñu mu def fa leneen mais usine jën leen nungul loolu am fa usine jën xam ngeen ko ñun jigewuñu tefes ba ndox mi di am ay canal yu muy jaar di dellu géej mais kon dañ koy jéem a def ci ay fosse di ko vider mais diggante bi muy duggee ci fosse bi ak bi ñuy vider yéen ñëpp xam ngeen oto buy vider fosse nu muy mel ndax loolu te am na ay fenêtre yoo xam te ne ñu ngi ubbeekoo ci usine jën bi. ñoom sax nee nañ fu nekk dugg nañ fa ngir gis kilifa yi wax ak ñoom waaye du benn tontu buñ leen ci indil. gis nañ autorités yi dem nañ ci maire bi dem nañ ci sous-préfet dégg nga comme ni ko professeur waxee léegi ndax doy na sëkk buñ doon kii pétition bi ñu def rek man na noo xam ni kon dem nañ fépp. kilifa yi ngànk dëkk bi ci wàllu administration bi ñu jokkook moom de mi ñuy xamal ne promoteur bi kenn mënu koo xañ mu samp fi usine bi ndaxte ay kayit yu leer nañ la am na sax autorisation construire ak exploitation.
mangook ñu àddu ci leneen muy police nationale nag ak opération yi muy faral di def rek di wàcc ci askan wi di lëñbatu ngir xool nag defkatu ñaawteef yeeg defkatu rek naka sudul noonu lu ca mel ni sambabo yi loolu nag tax na ba ñu jàpp nag drogue bu takku ñu daal di koy teg loxo ay agresseur la ñu woon yu féete woon rek ca Grand Yoff di def seen mbuxum lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom ci kilo yamba la ñu jàpp juróomi doomu aadama yi teg nañu leen loxo Mamadou Fall la. aar askan wi doon namafteefu kon police nationale loolee tax nag ñu amal ay opération ngir kan aar askan wi ci yenn gox yi loolee may leen nag ñu teg loxo ci quantité gu takku ci wàllu sinébar ca Yaraax. bañ leen jàppee foofu noonu ñu yëg ni effectivement ci saak yu nekkoon nag te am na quantité bu importante de drogue buñ ko xaymaa mu nekk ci 131 kilos ci lañ leen interpellé ñu xamal leen foofu noonu comme nu ko yoon waxee ni am nañ droit également ut avocat ut conseil ci ñoom. moom na kenn ku ñu jàpp kooku tamit ñu ngi ko jàppee ci plage Petit Mbao bañ ko jàppee également moom ñu ngi fekkoon ci moom tamit fukki kilo ci drogue boobu noonu. ñu topp leen ci tali yi ñoom trafiquants yi jamono ji la ñuy jël rek moo di géej gi ngir yaakaar kon wàccee seen marchandise. li nga xam ne léegi trafiquants yi géej nañ jël pour def ci seeni activité loolu moo tax ñun ci suñu digalu kilifa yi dañuy wax ñu gën a renforcer surveillance su plage yeeg yooyu noonu. am na ay unité police nga xamante spécialement loolu mooy seen njëriñ. yeneen opération yu ñu amal ca Grand Yoff kon waddal li nga xamante ni moo di ña doon agressé foofee ay ndaw kan ñoo fa ne woon di def naka sa dul noonu ci booru Brioche Dorée ba fa ne ba sax am ay nit yu ñu gaañ. waaye wàccu police Grand Yoff foofu lay yombul woon dara. ma yégal ne dafa am benn groupe ay nit yi agressé nit ñi côté Brioche Dorée Scat Urbam mu tombé nag suñu éléments yi nga xam ne ñooy patrouiller sori yi woon parce que ñu ngi woon HLM Grand Yoff aussitôt après lañ leen déporté au niveau de Lié heureusement bu ñu accès te lañ tombé sur la bande ils ont parvenu à te lañuy dem ba jàpp ci ñaar. dara loolee waral sax police ci boppam dana amal ay yeneen opération yu am solo ngir aar askan wi. Magog dañuy dellu rek ca Ndar ak niñ ko waxee woon ak jàngoro mbas mi nga xamante ne ma ngi fay def fii giraawaal yi lu gàtt fukk ak juróom-benn ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan nee nañ diggante rek novembre ak léegi moo waral nag askan wa taxaw temb bokk na ca mbootaay googu nga xamante ne dafa taxaw rek ngir suqali Saint-Louis ña ngay wër nag daara ya ngir ñaax ndongo ya ngalla bu ñu yeggee ca kër ya nañu fexe ba bu ñu wàll nag mag ña ca wet googu beneen mouvement voix femme leadership la ñu koy wax ñoom dañu taxaw rek ngir gunge soxna yi nga xamante ne seen liggéey dafa yàqu ndax mbas mi Ousseynou Diop ba jamono ji li ñu nemmeeku ci diwaan Ndar Géej mooy mbas mi ngi fii def ay loraange ba mbir yi tàmbale léegi juróom-benn ci doomu aadama ñàkk nañ seen i bakkan tax nag yenn ci mouvement yi jóg daal di sol seen i dàll dem ci l'école yi yóbbu leen ay ndimbal ni ndaw ñi dañuy war a gën a fagaru ñu bañ ko dugal ci biir kër yi. ndax kenn ku su nekk tey yaa ngi sa biir kër am nga njaboot gi dañoo gën di dem te xamul la bu ñëw lu ñu indaale kon kenn ku ne war na waxtaan ak njabootam di leen ñaax xale bu ñu ñëwee balaa ñu dugg si kër gi war nañu raxasu. ci seen i kàddu limu ñi nga xamante dañuy faatu ci wàllu mbas mi jamono jile ci diwaan Ndar Géej dafa gën a yokku. nos hôpitaux sont mi ngi def ay loraange ci diwaan Ndar Géej ndaxte ci ñi nga xamante ñoo nekk ci wàllu kër docteur xayma yi nga xamante ne joxe nañ ko mooy ci weeru mars ba novembre ñaar fukk ñaar kott ñoo ci faatu woon waaye nag novembre ba weeru janvier bi jàpp leen ñeent fukk ak ñeent ci doomu aadama daan nañ ciy faatu kon tey Ndar Géej li ñu war a def mooy gën a fagaru ndax feebar bi bu fekkee defuñu ko di ñu faagaagal. ñeneen ñu dugal seen loxo ci xeex bi mooy jigéen ñi seen mbooloo bi ñu duppee voix leadership femme ñu daal ciy taxaw ñuy nag la ñu gën a bëgg bokk na ci jàppale jigéen ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen i ginnaaw ngir ñu mën a am saabu wala bokk yenn ci ay produits yoo xamante ni daañu mën a xeex mbas mi. moo ko tax jóg moom mooy li nga xam ne lépp dafa jëm ci wàllu mbas mi. surtout ci deuxième vague bi nga xam ne moo am ci Sénégal lëmbe ko lool. itam mbas mi dafa si yàq lu bare ba nga xam ni ki daan dooleem di wàññi bu ngoonee la mu yor la mu jaay si bëccëg bi tey bu jant sowee jooy rek a koy dese. Ndar Géej jamono jilee lu jëm ci wàllu mbas mi daf fi gën a takkanaase ña fi faatu bare na lool benn fan ci weeru novembre ak tey ñeent fukk ñeent ci doomu aadama ñàkk nañ seen i bakkan. Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci